promoteur yi ci seen bopp ñoo gas am pax ba mu xóot dañuy dem ci bàyyu Aziz Alaaji Aale Njaay mu lebal leen mbër yépp d'accord naa ñu jóge écurie Fass sauf Papa Sow Fass bu amee coow mbay gee tax mu am coow ak maam góor gi Njaay gis nga arbitre bu soufflé topp diggante Siteu ak Papa Sow ngay bàyyi addi Boy Niang atome mooy ci combat boobu mooy daw maanaam Modou Lo mbër kaamir la xam nga kaamir man dama ne leen man mbër motoon ci làmb daanu Boy Niang jàppal ni fii ak at yu néew mën naa nekk roi des arènes fas yi nga gis nii waaw kii moo ma gënal 4-4 buy jar 100 millions asalaamaaleykum suñu mbokk abonné yi ci Twin Studio TV seen chaîne YouTube ñu ngi leen di dalalaat ci beneen waxtaan bu bees ak benn ndaanaan bu bees vidéo bi ñu leen di andil dañuy waxtaan ci li nga xam ne moom mooy làmb ji waaye ragal naa sax dinañu génn ci làmb ji wax ci histoire du Sénégal ak jaar-jaaru yenn événement ci Sénégal loolu laa ragal ndax ki nga xam ne la ñu invité tey xool nañ ci seen i commentaire lire nañu ko te jox ngeen ñu ay suggestion yéen a ko laajoon Khadim Samb ngeen doon laaj ci commentaire yi pour ñu andil leen ko andil lañ leen Khadim Samb ñu ngi ut Balla Gaye laaj ngeen ñu ko laaj ngeen ñu Max Margan ñu ngi leen di assurer ne ñu ngi fexe nu ñu leen di interviewé ci Twin Studio pour li nga xam ne moom moo leen neex bu leen fàtte nag di abonné wu léegi rek ñu jàkkaarloo ak suñu invité sëñ Khadim Samb ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Ousseynou ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sant suñu ñaari waajur noo ngi sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di jël nuyoo bu ñu tibbee ci suñu xol di la ko jox yow ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan Twin Studio ci biir àddina bi ak bitim réew rawatina ñi dëkk Sénégal ak li ko wër maa ngi lay dalal di la wax bismillah ma. merci beaucoup ñu ngi lay remercier tamit ndax yaa ngi ñu dalal fii ci sa dibiteri Khadim Samb ci rue 1 ci Médina ci ginnaaw RTS. lañ ko fekk si pour waxtaan ak moom. Khadim Samb première question bi ma lay posé. mooy làmb ji. dee na wala day waaj a dee wala du dee. waaw làmb ji deegut mais dafa feebar te ba léegi ñi ko séq xamuñu. ban médecin mooy faj làmb ji ak ban pharmacie la médicament yi am. lan mooy feebaru làmb ji. feebaru làmb mooy làmb 1954 mbëri ngi doon feyeku 50 000 ñu dem ba 1962 63 mbëri di feyeku 300 000 ak 400 000 francs parce que 62. bi benn beelaa àndeek jur yi ñëw ci Léopold Sédar Senghor te ñu bëgg a seetaan làmb Doudou Baka Sarr ak Fallay kenn ku ci nekk fanweeri junni lañ la fay ak ñaar ñu bëree fii Sazac nekk muy sànd course ci diggante bi làmb dem na fi après 1978 jëm 79 mbër feeku 800 000 entre 76 77 78 ba 79 mbër feeku 1 million. kon bu ñu déggee li nga wax mooy mbër yàgg naa tedd ci làmb. waaw 800 000 jamonoy 79. waaw mooy ay millions yu bari la woon comme si jamono aujourd'hui. waaw mais li wutale 79 ak 2020 tey booba tëggkati làmb yi fi nekkan nekkuñu amuñu woon complexe ci kanam lutteur nekkuñu woon complexe du ñu am complexe ci kanam athlète mais ñii dafa am ay dafa am ñoo xam tey dañu nekk ay promoteur dañu am complexe yenn athlètes yi. déet mais sëñ Khadim loolu boo ko waxee dañ ciy tiit. man ma nekk lu promoteur. yor samay millions yu bari. di la ko fay yow miy mbër bi ba pare rus la am sa complexe. waaw xam nga lu ko def. te maa lay fay. xam nga lu ko def mbër def daa ànd ak baayam ak nijaayam ñëw ñaari fan nekk kër góor gi Maxari Caam di wut combat mbër da daa ànd ak baayam ñëw kër Alaaji Mboor Ñing ñaari fan di wut combat doo am te booba combat bi ngay wut combat wu 25000 ngay wut mbala 30 000 francs. mooy grand combat. waaw mbër ànd ak baayam ñëw kër Fall Adrien fii ngeen toog di wut combat pour 15000 francs wala 25000 francs parce que sa jabar dafa toll diggante mbaa mu ëmb mbaa mu wasin nga bëgg a ngénte wala tabaski ñëw te amuloom xar ngay wut combat wu 15000 francs pour man cee tedd di saraxu promoteur bi di fanaan këram di fa yendu tey boo ko xoolee. dafa wëlbatiku. léegi promoteur mooy daw ci. promoteur mooy daw ci ginnaaw mbër parce que xamut li mu yor buñ demee ba promoteur di woo mbër daggal ko billet mu dem France nga woo mbër mu dugg sa kër toog ci sa salon nga toggal ko xar moo xam ni mii yow sa bopp toggaloo ko sa bopp toggaloo ko sa nijaay toggaloo ko say waajur
mu añee ko di dem nga bind segu 3 millions 3 millions may ko te nga am nijaay joo xam ni ji bu añee du reer complexe am na. da nga bëgg mu bëreel la parce que da nga bëgg a gagner marché boobu. non mbër miy wut combat moom moo war a jëw yeewi am xar ñëw jox ko promoteur bi. enchère bi aussi daf ko waral mooy maanaam enchèrante boo joxee ndànk ma jox ndànk. non loolu mooy li mujj. xam nga mbërëm làmb dafa am na ko suñu borom binde boo demee ba takk ngeen bu summi ko ba nit ñi wër la ba dënd yi dar la ba nga am x succès dafay am nooy doxee promoteurs yi ci seen bopp ñoo gas am pax ba mu xóot ñu dugal ci seen bopp suul seen bopp parce que làmb def na fi ay crime mbër moo xam ni mii mënta jaay 50 millions ci billet nga fay ko 150 millions mbër moo xam ni mënta jaay 15 millions ci billet nga fay ko 100 millions foo ko teg. parce que bi ñu koy def jamono yooyu dafa doxoon promoteur bi gis na ne su ma ko fayul nangam keneen fay ko nangam du ma ci am. moo tax may la promoteur yi rey seen bopp. su fekkee ni promoteur bi jóg na waxaale ak mbër. promoteur bi ñëw na ci yow Ousseynou. ne la dama lay tëgg. promoteur yépp bàyyi koog yow ba mu tëlee. wala ñu bàyyi koog yow kenn dootu la tëgg. kon loolu du am. li tax ñu rey seen bopp. ñoom ñoo bokk lu ñuy def. bu fekkente ni bii promoteur bi dikk na fay la tey 50 millions. benn promoteur ci ko ca ginnaaw ne ko fay naa la 70 kenn ñëw ne fay naa la 80 léegi kan moo def faute. ci ñoom la. ci promoteur yi la wala. waaw ñoo ko def. est-ce que kon ça veut dire que yow doo mës da ngay tëgg combat. ginnaaw suba ñu waxaale ko sax fàttali ko. way donc benn côté promoteur nga. way promoteur bu bees nga. man maay premier promoteur 1900 après Alaaji Bassirou Diagne grand serigne de Dakar man maay topp ci ñooñu. maanaam da daan tëgg làmb après nga ñëw tëgg làmb. non man 1988 laa commencé nekk promoteur man maa créé Gaston production fii laa ko créé photo Gaston ma nga nee ngeen toog di ngeen gis photo bee xool Gaston moom ak Gaston mii. fii laa ko créé ak 700000 francs mi ngi may dégg. fi ñu toogee ci dibiterie bii. fii laa créé Mouña production ak ñeent fukki junni. premier combat am à 85 maa ko booleel Simel Faye ak ku ñuy wax Pape Faye maa ko arbitré. waaw yaa ngi dégg man maa jëkk a tëgg Yékini fay ko 100000. 100000 francs Yékini. waaw booba kenn xamu ko ci promoteur yi maa jëkk a tëgg Tyson fay ko 150000 booba kenn xamu ko ci promoteur yi ndax boobu promoteur xewul. maa jëkk a tëgg Bombardier maa ko jële Mbour indi ko jox ko Gaston maa jëkk a tëgg Gris Bordeaux fay ko 800000 yóbbu ko fële man dama nekkoon promoteur di tëgg am yoon wu ma jaar yàlla dogal ma dem ba bokk ci groupe presse bu ñu wax groupe Sud Communication. waaw wax nga ma sànq ne groupe da nga bokk Sud FM. groupe Sud Communication léegi boo nekkee ci groupe en même temps nekk un animateur clé boobu di def ñetti émission ci semaine bi. émission yi ma di ci invité ay député ay ministre ay chef d'état mënatumaa mënatumaa tëgg làmb. yàlla dogal ma dem ba année 97 18. ma ñëw RTS. xam nga léegi mënuloo nekk reporter. àddina bépp dala dégg te moi je suis le premier reporter rajo privé au Sénégal. après indépendance juge ak parti. mënta nekk ma arrêté mais léegi bi ma demee nag ba jël suma retraite ci laay tëgg làmb mais man ni may tëgg làmb man mbër yi ñoo may seet wala seeni menacé di ma seet mais du ma dem kër mbër du ma seet mbër. kon yow jàpp nañ yow bokkuloo ci promoteur yi nga xam ne dañuy daw ci ginnaaw mbër. ah non du am ci àddina combat yi c'est fait 20 litres laa tëgg jox leen avance prix de ay millions yu bari mais amu ci benn mbër buy teg tànk sama kër amu ci benn mbër bu ma teg tànk sa kër. kon man du ma seeti mbër. dama am ku ma jaarale su ma digganteeg moom ne ko boo tàmbalee fii yemal fii ndax mbër mi boo amee sa xel mbër mi am na baay am nijaay ami mag ami rak di dund ci làmb te ñooñu mënuñu ko produire nga jël ay millions jox ko ma war a daw sa ginnaaw. mais yéen tamit communicateur traditionnel bi ci wàllu communicateur bi laay wax. Khadim Samb. est-ce que sentir leen ne benn instant yéen a galvaniser tamit mbër yi. ba ñu sut promoteurs yi ndax yéen yéenay invité mbër yi yéen leen di wax seen i palmarès yéen leen di wax seen dëkk da nga leen di galvaniser. da nga leen valoriser. te c'est normal man boo ma valoriser ma jël. non mais dañ leen mais promoteur lañ njëkk a valeur promoteur lañ njëkk a jox valeur. promoteurs yi kenn ku ci nekk bi ngay doon promoteur. ba nga ko doonagul sa jabar ak say doom doo nga la xam ak say bokk kenn xamula woon. làmb ji ak communicateurs yi ñoom nga jël ñu avant rajo yi am ak télé. ñun ñooy ànd ak promoteurs yi ci ngénte ceet yi di leen wane bañ gis leen donc promoteur lañ njëkk a defar door a defar mbër mais nit ci boppam
day am loo xam ni bu ko sa morom defee da nga caa war a jàngat. promoteur tëj na fi compagnie aérienne de yóbbu na fi nit exil. promoteur tax na fi ñu taf fii en vente banque yi taf nañu ay kër yi promoteur fii war ko jaay. am na ci promoteur yu dem kaso am na ci promoteur yu dem exil am na ci promoteur yoo xam ni ba làmba tax ñu delluwaat ñibbi seen dëkk am na gis naa promoteur boo xam ni daana dem Siin wàccee 50 conteneurs ci ñaari weer tëgg làmba tax mu delluwaat Saalum ga mu dëkkan léegi day béy di dunde ak yor welo di ko dawal te 190 moo ko njëkk a wàcce. est-ce que mës nga attirer attention promoteurs yi ci danger bi nii. wax naa li ma ci wax Kaap ak Abiru Urayrat ak Busuru yi waxuñu ko. léegi gis nañu comme li ma la wax combat yi di ñëw ñu bëgg a xool léegi aujourd'hui parce que wax nga démb lu bari. mais tey li ñu nekk ci suñu kanam Eumeu Sène Balla Gaye Boy Niang Modou Lo Ama Baldé noo jàngatee combat yooyu di yegsi. lu war a am la lu jaadu. làmb faal daf ma waxoon ni ma làmb ku ci yàggu la man fekk la ci ni ma làmb du ak maas dabante la waaw. risque am na ci ñaari combat yooyu exemple. amul benn combat bu am risque ci ñoom parce que ñee demal ak maa ngi ñëw la samedi ak dimanche la. non est-ce que amul risque par exemple. ci kan par exemple Balla Gaye est-ce que am du risque ci moom mu jàkkaarloo ak Boy Niang. non Modou Lo est-ce que du risque ci moom mu jàkkaarloo. ñoo Ama pour ñàkk. non ñooñu ñaar combat yooyu benn du ci risque Modou Lo dootu def ci làmb lu mu defutan ci àddina tàkkusaan gu ne am na ko. kon même bu ko Ama daanee. wàññiwu ko dara. defet la. Ama moo am risque Ama moo am risque. Ama moo bëree ku ko mag. mais Ama challenger la moom bu daanoo. déedéet dama ne Modou Lo dégg na daal yi Modou Lo dégg na daal yi bëri naa ak Bombardier bëri bu rëy. mais lii boo ko waxee Modou Lo dégg ko est-ce que du kase rythme moom ne man daal su ma daanoo baax na su ma gañee baax. déedéet du ko def Modou Lo du boobu saar Modou Lo xam nga lu ko indi ci làmb ji fit ak jom ak ngor. donc jàpp nga ni Modou Lo. Modou Lo guddul rëyul waaye deret ji moo diis ak bëgg ndam moo ko indi mu dégg daal yi ci tableau bi saaru mbay géey la ak ñoom faal 99 kilos 110 120 di bëreeg 140 di leen yëkkati di leen sukkar bi ñu jaaxaan du risque ci moom risque la ci nga bëreeg koo xam ni bëri na ba mu wóor ko lim bëri woon dootu ko bëre ndax ñii nga may limal ñëpp kenn deseetu ci fukki at ci kanam ci làmb ji. peut-être Ama Baldé xale la. waaw non Ama laa wax dama ne Modou Lo su bëreeg Ama amu ci risque Modou Lo tàkku sax daan na façon mbër mu ne daan na ko fi bër ki démb la bëreeg roi des arènes jël yi gën a nekk miracle ci àddina ci machine Modou Lo ko daan mooy teg na ko ci penk sukkar bi ko mu jaaxaan Eumeu Sène jël na tànkam juróomi yoon nit ñi ne yaa seex Modou Lo liggéey ba wàcc mu yor roi des arènes amagul at mu dóor ko mu daanu dóor bu miracle kon ba amul risque ci Modou Lo tey Modou Lo su bàyyee tey 80 millions mbaa 100 millions ci Ama fu mu koy jëlee bu dee yow Ousseynou du am 10 millions bu dee man du am 500 000 francs. Ama Balla Gaye Boy Niang Guédiawaye Pikine. waaw ku bëre ak Lac de Guiers 2 mën ngaa bëre ak Balla Gaye. mais daanu Lac de Guiers. daanu Lac de Guiers. Lac de Guiers a ko daan. waaw waaye dañu am coow après ñii dañ ne daanu ñii daanu bañ xoolaat image yi xam ne Lac de Guiers daan na. ba ñu leen tëkkalee rek ñaari mbër jamono ju ñu nekkee ci làmb ji bëre bañ tëkkal ne rek war nañoo daje. dañoo Bécaye mu nekk sa mbokk sa rak. moom dafa ne lu tax nit ñi di sikki sàkk ci Boy Niang mu war a mën a daan Balla Gaye mooy dafa daanul Lac de Guiers moo tax on n'est pas rassuré. Lac de Guiers ak Balla Gaye bokkuñu Lac de Guiers ak Balla Gaye bokkuñu. Balla Gaye bëre rek a tax suñu borom indi ko àddina bokkuñu. Lac de Guiers mën naa bëre fukki jël niil Balla Gaye mën nañ ko daan fukki jël ci combat parce que bokkuñu lu ñuy bëre Balla Gaye day wut moo tax mu bari victoire. Balla Gaye day ut Lac de Guiers. Lac de Guiers dafay xaar du dem ci lu lëndëm
Balla Gaye nag dafa wóolu boppam ci bëre ba benn cong def ci indi juróom-benni kele moo tax toujours muy daan façon bu yéem nit ñi. boo doon conseiller Boy Niang nga ne ko yaa ngi jàkkaarloo ak Balla Gaye lan ngay wax Boy Niang boo jàkkaarloo ak moom ci caméra bi. Boy Niang sama dooma mbokk la maag bàyyam noo bokk dëkk bu ñu juddoo. dëkk bu ñu wax Saame ci Bawol. ndeysaan sa doom la. waaw Balla Gaye nag sama doomi xol la wax naa ne ni ma terale kenn mësuma ko terale ci làmb ci àddina. macha allah Modou Lo teral na ma Tapha Tine teral na ma man duma gërëm ku ma defalul dara. dëgg la ndax yàlla taxut làmb àddina yàlla taxut ku dee buntu jàkka lañ teg duñ la tëg buntu stade di la jullee. boo doon jàkkaarloog Boy Niang conseiller ko sa ñaari doom yi nga ne ko yow sama doomu deret maa ngi lay conseiller ci sama doomu xol loo koy wax. Boy Niang dama ko naa bi nga juddoo ci sa ndey ak sa baay yépp ba nga dalee takk ngemb di bëre yaa ngi daje ko musta dajeel ku mel ni moom ku ko jige musu koo am. waaw. Balla Gaye sama dooma su doon bëre dama ko naa yaa ngi dajeeg phénomène. phénomène Boy Niang. waaw Boy Niang phénomène la. sa pronostic lan la si ñoom ñaar sa ñaari doom yi. non mënuma pronostiquer àtte ko du ma yomb waaye xam naa ni képp ku yàlla suñu borom dogal làmb jooju fekk la nga dem toog di ko seetaan da nga gis bëri bu rëy waaye da nga gis jël bu gaaw maa la wax loolu parce que ñoom ñaar ay demkat lañu te Balla Gaye xoolal Balla Gaye la pour ma wax la Balla Gaye atu voilà mooy atu Balla Gaye. Balla Gaye li mu bëri lépp ci àddina 28 combats yi mu def soo génnee combat ak Gris Bordeaux temps bi mu bëri lim daan ak lim daanu lépp mutul 25 minutes. 27 combats. 27 combats soo génnee combat ak Gris Bordeaux bi mu niil li mu daan ak lim daanu lépp mutul 20 boo dajalee temps ba lépp mutul 25 minutes musul am ci àddina. donc maximum maanaam 1 minute gën ko néew gën ko bari. am na ñu mu daan 45 secondes ñii 30 secondes ñii 50. moom du xaar. non du xaar mooy tax te Boy Niang dafa gaaw tabarkàlla macha allah. Boy Niang lan mooy atuwam. Boy Niang atoom mooy ci combat boobu mooy daw mais bu taxawee mu gaaw. déedéet de comprendre ko de gën a Boy Niang atu bi mooy mu daw. pour mu taxaw face à face. waaw. ak Balla Gaye ñoom ñaar ñu léewtoo kenn bañ a arrière. waaw di nga gis jël bu gaaw ci ñoom ñaar soit mu daanu wala Balla Gaye daanu mais làmb ju gaaw lay doon parce que fu mu taxaw Balla fekk ko fa te Boy Niang day tëru te dana nooñu. Xaadim Samb man su ma la dégloo man dafa mel ni da ngaa xaw a penché ci Balla Gaye. dafa non pensé dafa mën a bëri maanaam boo xoolee ma ne la dafa mën a bëri man damaa mën a bëri moom fils. on espère que en tout cas que Boy Niang di ñu recevoir ko joxe sa avis parce que tamit borom xam-xamu làmb mooy wax c'est pas négligeable Balla Gaye aussi ñu ngi lay ñaan nga recevoir ñu tamit nga joxe sa avis parce que borom xam-xam mooy wax ci seen làmb. Boy Niang jàppal ni fii ak at yu néew mën naa nekk roi des arènes. Boy Niang maa la ko wax. bu jaaree naka bu defee lan. teel a tëdd fexe ba ndeyam ak baayam di bëgg. lan moo war a mën a tax Balla Gaye delluwaat nekkaat roi des arènes lan la war a def. Balla Gaye. te bu bëggoon jëlaat roi des arènes lan la war a def. mi ngi ci yoon wi. day ñëwaat. xam nga daan na roi des arènes actuel ñaari yoon. waaw. roi des arènes ku bëriwul doo ko jot ku ko bëgg a jot da ngay compétir da ngay bëri. kon gëm nga ne Balla Gaye mi ngi ñëwaat. non Balla Gaye ñëw na xam nga mbër mu daan Modou Lo mi ngi ñëwaat jër te wax maanaam Modou Lo mbër kaamir la xam nga kaamir xam nga mbër ak kaamir du benn. tabarkàlla macha allah. complet Modou dama la ne mësta am 130 kilos. tey bëreeg 160 kilos di leen tër. Modou Lo pour mu garder roi des arènes bi mu yàgg comme peut-être ni ko Yékini ñu ngi ko koy ñaanal garder woon lan la war a def. bokkuñu Modou Lo ak Yékini bokkuñu façon. Modou Lo boo xoolee benn saison xaw na ci bëre ñaari yoon. Yékini musul def loolu. Yékini day bëre kii toog lu mat. at wala ñetti at ñeenti at. ñëwaat at mu nekk daana bëri benn yoon. bi ci des mooy bokkuñu ñuñ dajeel Modou Lo dafa daje ak ay ndaanaan ay xale dafa daje ak ay xale yu mën a bëre bari doole te am ñaan comme moom moo tax làmbam metti Yékini làmb ju neex la amoon. d'accord nga tey suñu waxee ne mbër yi amul kenn kuy garder ci roi des arènes du lu yàgg d'accord nga ci. roi des arènes dootul yàgg ci mbër d'accord nga wala gëm nga ne mën na yàgg. non d'accord nga ci mën naa yàgg ci mbër.
parce que roi des arènes yàllaa koy joxe. xam nga bëree il faut que nit ñi nangu ne sunu borom mooy joxe ndam. dëgg la xam nga ñaari nit bu ñu jógee di wut ndam. yàlla fekk na sunu borom dogal na ne ñoon danañ daje. waaye yàlla tracé na ba pare. roi des arènes mën na yàgg ci Modou Lo comme mën na jóge ci moom dem ci keneen. comme mën na jóge ci moom dem ci keneen. comme mën na jóge ci moom dem ci keneen. comme mën na jóge ci keneen dem ci keneen mën na roi des arènes mën na génn Modou Lo dellusiwaat ci moom. Bombardier rek moo ko mos a jël ñaari yoon ci àddina jël ko ñàkk ko jëlaat ko. Siteu Papa Sow. combat bu neex. c'est Khadim yow booy wax combat boo waxee ne dañuy sentir ni leer bi ni muy génne sa kanam tellement da nga passionné. waaw combat bu neex dama bari xam-xam car. dama xam làmb. c'est un plaisir de parler avec toi dañuy sentir ne beneen affaire la quoi. da nga dajeeg ku xam. bëree Papa Sow ak Siteu bëri bu neexee noonu doo ko mus a gis ci àddina. c'est que man dañuy bëgg Twin Studio TV di dem ci ñi nga xam ne ñoo xam làmb bërki démb dañoo dem ci Bécaye tey ñu ngi si Khadim Samb suba ñu ngi bëgg a dem ci benn Max Margan ñu ngi koy wër tamit ñu ngi daw ci ginnaaw ma xam làmb te dañoo Twin Studio dafa lakkale day daw sa ginnaaw fattala pour jot la donc même ñu ngi ut Moustapha Gueye ñun on a plus besoin des connaisseurs comme yéen. gis nga arbitre bu soufflé topp diggante Siteu ak Papa Sow ngay bàyyi àddina ngay gis bëre bu rëy Papa Sow combat am ak Siteu ci ngay gis bëre ba ci ngay gis bëre boo xam ne mosoo koo gis ci àddina parce que Papa Sow mbër mu mel ni Siteu la soxla. du ñu ay xeexkat quoi. non du ñu Papa Sow xeexkat la. Papa Sow il est très dangereux. c'est que boo waxee bëre rek day mel ni. non Papa Sow Papa Sow day xeex di bëri Siteu mi ngi ak laaw boo xam ne ku mu dal nga démarrer parce que Siteu gauche la day laaw Papa Sow nag day xeexe ñaari loxo di wàcc. ok donc Papa Sow toujours li mu soxla mooy di bëre ku ko sut parce que loolu avantage la ci bëre soo amee xam-xamu bëre mën a bëre ba pare am kàttan di bëreek njool. toujours da ngay am avantage su saa boo wàccee boo féetee suuf balaa parce que am na coup yoo xam ni Fall daf ma waxoon ni ma heure boo xamante ni bii athlète encaissé na ko bala moo xalaat ñu yegg ko fu mu dul mën a dindi. Siteu nag phénomène la moom itam yàllaa ko indi ci làmb. très bien li ñu bëggoon peut-être foofu la ñuy jeexalee. mooy arène nationale yaa ngi fay waaj a tëgg. arène nationale CNG. yooyu yëpp gis nañ tey jafe-jafe yi ngay wax ni yëpp CNG waroon na ci mën a àddu. dégguñu ci CNG. yenn jafe-jafe. maanaam tey lu écurie yi problème yi ñu am. non écurie yoonu CNG nekku ci. promoteurs yi. yoonu CNG nekku ci. léegi kon CNG la mooy liggéeyam ci biir arène bi rek. CNG fekk amoo combat ñëw ci moom ne ko damaa bëgg a tëgg mu sécuriser la. organiser la yoonam nekku ci CNG. est-ce que amuñu benn waruñu am benn rôle de médiateur. fépp fu ñu dégg ne am na problème bu nar a laal arène bi mooy làmb ji ñu dem waxtaan jéem a saafara. xam nga loolu CNG mënu ko parce que mbër dafa nekk benn nit boo xam ni nit la boo xam ni fokk nga xam leen pour nga mën a dund ak ñoom parce que mbërëm làmb ngay àndal 40 ans di ko dimbale. dem ci ngénte yaak adversaire am ngeen bokk añ rek mu bàyyi la. est-ce que gis nañu ne Balla Gaye à chaque fois dañ koy dendale ak Abdou Aziz Ndiaye promoteur à chaque fois est-ce que c'est-à-dire proximité loolu est-ce que yoon la wala amul problème. non loolu bokkul ñoom dañuy juddoondoo. non ñoom dañu juddoondoo. mais nag ànd bi dafa dem ba dugg ci làmb ji ba dañ lay accuser ne da nga koo faral. non mais c'est normal xam nga lu tax Abdou Aziz du promoteur Abdou Aziz. industrie la mais dafa bëgg làmb juddoondoo ak Balla Gaye seen kër yi jàkkaarloo Balla Gaye di raam di dugg kër Aziz di raam di dugg kër Balla Gaye ñu màgg amante ba pare Balla Gaye Aziz papam nekkoon ku bëgg làmb di amateur mais daal dimbale mbër yi Aziz papam musul tëgg làmb booba communicateur yi fi nekk ak ñoom Ablaye Naar ak ñoom Mor Dior Seck Sems yàlla yokk seen leer ñoom Jibril Fall ñoom communicateur yooyu grand griot lañ tuddoon ñoom bu ñu masaa bëgg a tëgg làmb
dañuy dem ci bàyyu Aziz Alaaji Aale Njaay mu lebal leen xaalis ñu tëgg buñ dikkee di ko fay mu ni may naa leen ko. waaw man à 1979 laa faral manga. te nga nekk promoteur. non boobu duma promoteur. boobu ci encadrement technique bi laa bokk. gemb naa ko 54 combats musuñu koo dóor mu daanu musul dem ardo c'est une seule lutteur bu am loolu. mais boobu jamono communicateur melut nii. boobu communicateur nan la mel communicateur lu loo nga ne melul nii. non. où est le problème avec les communicateurs. ñu dugg sax ci communicateur où est le problème li nga naan melul nii c'est comme si. non boobu communicateur day ki muy àndal day fekk mu nekk ku mu war a àndal parce que communicateur pire géwél pire day am jikkoy xaj yor jikkoy puso. day defar. day fidèle ba pare di defar. bu jàppee du baax. non mais communicateurs traditionnels ils sont plus instant yi comme ay communicateurs c'est-à-dire dañuy généraliste faruñu mais dañuy wax ci làmb dañuy jaay làmb dañuy animer làmb donc mënoo leen imposer. non mais xam nga am na ay dérives yu am diggante ay communicateurs. comme yan ak mbër. comme lan. non c'est-à-dire soo xoolee am na ay accident diggante communicateur ak mbër. parce que ban exemple. non bari na du ma ko wax parce que damay joxe rek xam nga bu demee dinañ la leer mais bu njëkk. communicateur dafa amoon cër ci mbër daf ko fonkoon parce que mbër mi mooy jaay communicateur mooy jaay mbër mi bañ xam ko booba jamono bi rajo amul ak télé communicateur nga fi woon. Robert jox na Ablaye Naar Sam billet Makka. ndax moom la àndaloon. waaw tubaabu jóor géwélam bi ko daal tëggal jox nañ ko segu 1 million ca booba jamono nga xam ni géwélam boobu musta moom 500,000 ci àddina mu ñu jox ko mu wàññi ko décoré ko ne ko yaa ma daal tëggal may du may daan. d'accord léegi ñu dugg ci manager yi ak encadrement bi li ñëpp di wax mooy lu tax mbër bi di encaisser cachet yor oto bu rafet macha allah moo ko liggéey yor kër gu rafet am teranga. à côté ki ko formé ki ko def mbër encadré ko signéel ko sax ay chèque dañ koy kettal dañ koy ñaanal lu tax ban jàngat nga ci am. Olof Njaay def ni uude nu mu la gisee leen noonu la lay ëwale. Paate moo engagé Double Less bàyyi Balla Gaye 1500 ba 2,500,000. Paate waaw Less musta waxaale. Paate daf koy engagé ni ko dimanche ngay bëri mu ñëw bëri xamut fu xaalis féete kër gi Balla Gaye juddoo Paate jënd na terrain bi. Balla Gaye 1. Balla Gaye 2. Balla Gaye 2. kër gi Double Less njëkk am ci àddina Paate jënd na terrain bi tabax ko teg fibre ciment peinture defar lépp benn ngoon ñu ànd mu ne ko kaa ñu dem bu gëm a géej waaye ñu ànd mu ne ko caabi yaa ngi ni kër gi yaa ko moom Less toog ci suuf di jooy. parce que Double Less bi mu dikkee déggul olof Paate ko engagé 1,500 ba 3 millions. bi ñu nee bi soose yi dajaloo ne Less dangaa bëgg ñu bàyyi olof bi def na leen duma ko bàyyi lu dul buntu bàmmeel yooyu mbër dañoo gore woon parce que Less daf ne Paate ma jàngal olof moo ma engagé 200,000 ba yóbbu ma ci 1 million duma ko baf dee rek. te lii amul ko koy dindi li nga wax nii. kenn du ko dindi ci àddina maa fekke laa wax. d'accord. Paate mooy premier manageru Double Less. dafa amoon cër am sañ-sañ ci moom. Seydou Khoule bàyyi Seydou Khoulem Sëñ Tuubaa mi nga daa dégg. tailleur la woon Sandaga mooy premier manageru Mbaye Guèye moo ko engagé 3,000 ba yóbbu ko ci 700,000 ba yóbbu ko ci 300,000 francs 73 arène sénégalaise toj ci la Seydou Khoule bàyyi menacé daa mbay door a ñëw nijaayi Mbaye Guèye Faye nekk manageru Mbaye Guèye Mbaye Guèye daawul xam kañ la daa bëri daawul jël xaalis. dañu naan jógal rek mu jóg. dañ ko daa jógal rek mu jóg lu mu bëre bokk ak nit ñi. Cheikh Diop sama papa Alaaji Cheikh Diop moo engagé Robert 1,500 francs ba yóbbu ko ci 800,000 Robert yóbbu na ko Màkka. Baye Cheikh Diop boobu moo engagé Manga 6,000 francs ba yóbbu ko ci 35 millions. léegi pourquoi aujourd'hui affaire bi wëlbatiku lan moo waral loolu. li mu wëlbatiku mooy Alaaji Cheikh Diop fukki xeli Manga mës ta xalaat ci àddina mu ni ko nommé naa la ak Birahim Ndiaye mu ni ko du ma bëreeg Birahim Ndiaye bu ko defee mu delloo ko licence am. donc maanaam manager bi sax moo doon gérer carrière. mooy seere carrière mbër mi parce que menacé bi mooy booba mbër mi xam nga lu muy def. entraînement ba bari doole. menacé nag booba cër ba mu aman ak nam taxawoon bokkut ak léegi menacé daf daa jaay ay nagam pour bëgg mbërëm am ndam
du pourcentage rek la daa xaar. Alaaji Cheikh Diop ku mel ni Alaaji Dame Mbaye ku mel ni Yéri Jaxate ku mel ni Alaaji Pape Mbaye ku mel ni Moustapha Diaw 1954 la jëkk engagé Babou Ndiambane contre Ousmane Ngom Babou Ndiambane tudde na ko doom boo xam ne am na 50 ans léegi. 57 ci la jëkk engagé Bekkaay 2 Bekkaay 2 tudde na ko doom joo xam ne am na 40 ans Alaaji Moustapha Diaw moo doon engagé Babou Ndiambane engagé Ousmane Ngom di engagé Samba Diaw di engagé Babou Ndiambane yaa ngi dégg di engagé moo 63 moo engagé Boy Séréer bu Diourbel mu bëre ak Mbaye di Diop drapeau de la woyof ci crier li Manel Fall ci Diourbel boobu ñooñu dañ daa jóg départ jël saxaar dem wutali seen mbër sëriñ pour mu daan mais mbër moo xam ni sa mbër dina am combat nga dem jëli menacé bi am na menacé yoo xam ni waxuma ñëpp sa carte menacé ngay jël dem jëli xaalis bi jël sa pourcentage pare ci xamoo fu mbër mi fanaan xamoo fu mu yendu jëloo ci pourcentage bi dem wutali mbër mi sëriñ bu mbër mi daanoo ca stade ba ngay tàqalikoo moom dootul wax ba mu am combat loolu tax mbër yi nungu seen menacé jox ko seeni bàyyi ndax 100 millions 10% 100 millions ñaata la 10 millions la mu ngo ba tey am na mbër yoo xam ni ña leen doon engagé ñoo leen di engagé ba léegi Tapha Tine ki ko doon engagé deuxième combat moo koy engagé ba mu dégg daal yi musu koo bàyyi muy Mbaye Thioune xalaatu ko Bombardier yéree ko engagé 100 000 francs ba yóbbu ko ci 60 millions bàmmee la leen tàqale moo Yéri parce que Yéri su ne Bombardier lii la su ko Bombardier ni mu sànni ko lisaasam dem yoonam. mais léegi manager nag doole bi demeetul noonu. Xaadim mënoo leen sas loolu. non mais manager waxuma manager yu mag yi de fi mu ne ay manager yu ndaw fi nekk ay manager 30 ans fi nekk ay manager 25 ans ay manager 50 ans manager 60 ans amatu fi daanaka fi mu ne manager yi ki ci gën a mage mooy Babou Mbaye Thioune le président manager ak Ndoye mais ci des ay Sawru Fall ñoom ay xale yi léegi manager ay xale ñu ci des nag seeni bàyyi lañu ku mel ni Double Less mooy engagé doomam. waaw mais commencé wul ko woon avant. non commencé wu ko woon Balla Gaye ko doon Balla Gaye moo nekkoon Balla Gaye moo ko yoroon mais xaw ma woon premier menacé Balla Gaye 2 kan la woon mais li ma xam daal mooy lenn menacé yu jëkk yi bokkuñu ak menacé yi tey waaye mbëri tey yi bokkuñu ak mbëri démb yi. léegi gis nañ aussi mbëru démb yi quand même ba tey am na mbër yoo xam ni dañu feebar. dañu nekk ci ay jafe-jafe. waaw mënuñu faju correctement mënuñu toppatoo seen bopp correctement. waaw loolu li ko waral mooy wax naa ci ba tàyyi def naa ci ba tàyyi man fi ma dem ci ancien lutteur amul benn reporter bu ko def ci àddina seeti naa Thiaw Mbaaw enregistré naa ko seeti naa Ousmane Mbeng Mbaaw bu Géréw seeti naa Mbaye Diop le Lion de Jandeer yàlla na ko yàlla xare àjjana bari ci démb la génn àddina seeti naa Saasu Njaay Kor Dégéen seeti naa Boy Ñàgg seeti naa Pierre Tene seeti naa Babou Ndiambane seeti naa Seng gi Diouf seeti naa Boy Séréer bu Jurbel seeti naa Mbisin Caam Raw seeti naa Ousmane Ngom Ndar seeti naa Souleymane Diaw Ronk def naa tour du Sénégal ci ay ancien mbër ci ay ancien lutteur naka nga leen fekkee indi leen wane leen wax ak nit ñi pour ñu jàppale leen loolu maa ngi gërëm mu amee ndaw Tyson dama invité Mbissine Thiam parce que Mbissine Thiam ni ma déggee turam dama toog ak Boy Naar Fall yal na ko yàlla xare àjjana fii nu toog di naan attaay ma lakkal ko yàpp muy lekk ma ne ko mais père mu ne ma woy ma ne ko combat yi nga ban combat moo ci gën a metti ci yow mu ne ma sama combat Mbissine Thiam ma ne ko kee Mbissine Thiam mu ne ma un grand champion benn soldat la wan bu nekkoon waalo ni ma nekk 2 mètres ne nañu boole ma ak moom boobu soldat da ngay génn quartier dem bëri ji ñëwaat sol sa tëri Faal nag ne na ma keroog damaa jël bëri bi jël duma yi ne na moo tax keroog Mbissine daf ko dóor mu daanu ne daf ko jox boppam lépp ne na mbër adversaire da ngay jël lee bàyyee ko li ci des jox ko cër waaye ne soo bëggee jël lépp mën ngaa juum noonu laa xamee Mbissine Thiam dem naa ba gaa yi jëli Ousmane Jibi Jaañ bu gaaya léegi Tyson lan la ci Tyson dama jëli Mbissine Thiam Tyson xool ko rek ndeysaan ndax Mbissine Thiam keroog raw gépp dañoo génn lal ay seet di ma teeru
Mbisin Caam yor ay bekke ñu tëgg ko góor mokku leen ku mokkul nangam njaajaan jinne ginne ji xam sa kër te xam tee këram doom yi téye ko mu yor sengoor yi taxaw mel ni mu ngi ci buntu làmb ji di jooy may jooy sama yaram daw ma xool ko muy nekk ndaanaan Tyson ci ëllëg sa la ko Tyson woolu dem seeti ko docteur Alioune Sarr jëli ko ñu opéré bët yi defaraat ko te Mbisin Caam ba ku yàlla tere la parce que maamam moom raw. donc ko fekkoon mu ñàkk bët yi. non bët dafa xawoon am tuuti cataracte mais dafa am Mbisin Caam am na doom juy dawal avion. Tyson moo ko faj. non faju ko dafa faju ko Mbisin Caam am na doomi pilote. waaw am na ay ingénieur agronome. waaw Mbisin Caam këram boo duggee da nga naan ci palais nga dugg. donc Tyson mais geste bi Tyson def ak docteur Alioune Sarr dafa rafet. mbër yi feeku tey jii 100 millions ci Sénégal ak 50 millions 40 millions. supposons tey ne nañ 8000 litres am Sénégal. litre bu nekk bu joxee téeméer ñaata la. bari na de. 8000 licenciés. 8000 licenciés ku ne joxe téeméer. 4 millions. 4 millions. waaw léegi plus ñaari ñii ku nekk joxe 200000. ñii mat nañ 20 personnes. ah bari na de. léegi bu fekkante ni bii weer wu nekk. mbër mu nekk joxe joxe téeméer. weer wu nekk ñu kees gi am 4 millions. mbër bu feebaree du faju yi. ok mais bu ñu demee tey ba mbër fanaan mbër dëkk ci étage. mbër dem ba kontam am 300 millions 400 millions. mbër dem ba am juróomi kër yoo xam ni tabarkàlla macha allah moroomam bàyyam dem bañ di ko yalwaanal ci ordonnance 500000 francs wala 400000 francs musiba am na. bu doon mbëri démb ya tubaabu joor mbër daf daa feebar mu dikk ci kontam génne xaalis dem faj mbër mi ba mu wér. man mii am na ay mbër yoo xam ne tawat nañu man maa génne sama xaalis yóbbu leen ñu faj leen ma bala ma woo la yëkkati xaalis jox la ne la demal nga faju ji te man du bëriwuma. donc problème entraide dafa am na delloo maanaam ndimbalante. dimbalante amul ci seen biir ñoom mbër yi bu amoon ndax li ma la wax. 8000 licenciés lañ wax CNG ko wax. waaw 8000 licenciés nag ku ne joxe téeméer muy 4 millions. ñu dugg ci beneen registre mooy nee nga fii sànq bi ñuy waxtaan. ci briefing bi maanaam waxtaan bi da nga ne dans 50 ans làmb day dee. waaw mais bala ñoo ñëw foofu dafa am ku gën a sonn ci làmb te moom du am 10% du am ñaar dërëm. waaw kay aja wax ma. mooy entraîneur. ah oui. xanaa xamoon ni 10% entraîneur moo ko war a moom. maanaam manager bi 15%. entraîneur bi 10%. non néewuma loolu dama ne. su fekkee pourcentage am na bu ñu war a lekk ci mbër mi. entraîneur bi yeewu 4 heures du matin nekk ak yow ci diin yi. entraîneur bi nga àndal mu takk sér nga takk sér mu di la jàngal ay prise. entraîneur bi sol gaa nga sol gaa léeg-léeg kurpeñ mooy toj ba kanam te muy sa moroomam baay wala muy sa moroomam nijaay. ni ma ko misaale. xam naa mooy bu sooke. day jël kasaagam ñëw ci course bi waxaaleeg yow su ma rawee ñaata nga ni ko boo rawee ma jox la 300000 mu war wi fas dawal raw ñu jël 500000 may sooke bi bàyyi parfourñe bi dëkk ak fas bi ci kër gi. xam naa ni parfourñe lañ war a fay xaalis bu dul jeex entraîneur moo war a am xaalis ñi ci des dañu war a am 2% wala 3%. maanaam staff bi du am dara. mais staff bi amul dara bu staff bi doon am dara benn mbër dafa mën a entraîner boppam. mais loolu kam moo ko war a régler. xam nga man tey fii may wax ak yow nii pour nga jot ci man li nga daj xam nga ko. 2 semaines maa ngi daw. 2 semaines nga topp ci man di daw bi ma ñëwee dama jël suma temps toog damay naan sama taay parce que yaa ma soxla. il est 23h. parce que man dama am xam-xam. mënuma man am xam-xam gëm sama bopp xam li ma yor lu mu doon ba pare kenn di ma exploité man entraîneur laa boxeur laa soo ñëwee dama lay wax bu ma la entraîné danga may jox 3% ma commencé lekk. man actuellement nii bi promoteur yi ma formé am na ñoo xam dañu ñëw ci man di wut si xam-xam mais dama lay wax ne la danga may jox nangam ma commencé lekk pour nu wax waaw. fii ak 2050. 2020 lañ nekk. 2020 lañ nekk dans 30 ans. non du egg foofu 2020. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2030. dans 10 ans. maanaam fi mu nii dama ne fii balaa 2030. balaa 2030. mbër dootul feeku 50 millions Sénégal. su la wóoree ni mbër mi soo ko fayee 10 millions mënta jaay 1 million ci billet amul njariñ amul code de popularité bu ko tëgg ndax da ngay wut xaalis man promoteur laa tëgguma mbër pour mu am xaalis damay tëgg mbër pour mu am ma am mais su ma wóoree du ma am du ma la tëgg. ak bu mën a doon bénéfice moo c'est clair et net man ñëwuma pour ne mbër mi ne damay promouvoir xale yi pour lan ma di leen promouvoir dama ñëw pour tëgg làmb bëgg mbër mi am
ma am télévision bi am rajo bi am journal bi am keneen am. d'accord kon yow da nga jàpp ne tey loolu mooy tax day changer maanaam affaire bi day wàccaat. feeg loolu amul doy wàcc mais dootul yéeg su ñu demee nag ba mbër mi ci boppam xam ni dafa war a dund promoteur bi dund mais mbër dëkk ci étage promoteur dem kaso. est-ce que ça veut dire que Khadim. non écoute tontu ma foofu. waaw mbër dëkk ci étage di war oto buy jar 50 millions ndeyam at mu ne mu dem màkk bàyyam at mu ne mu dem màkk promoteur bi ndeyam dëkk ci néegam ñax mbaa mu dëkk ci baraak ba pare ñu yaay këram mbaa mu dem kaso fu mu tegee. da ngeen di cuqutaan seen xel promoteurs yi ñoo war a cuqutaan seen xel xool pourquoi. est-ce que ça veut dire que Khadim Samb musul d'accord ci mbër buy encaisser 100 millions. non d'accord naa ci mbër encaissé milliards mais mbër mi encaisse 100 millions na mën a indi 60 millions mais mbër mu amul code de popularité ñu mën la produire nga am code de popularité ci 50 millions waruñu la fay 60 millions. gis nañu écuries yi jamono yi ñu nekk écuries yu bari dañuy am problème wala doxatul wala amatuñu combat mbër yi ngay gën a dégg ko écuries yi joxe benn exemple phase bi ñu jegee dem nañ ba léegi presque ci ay jafe-jafe lañu nekk. Papa Sow assisté nañu ouverture écurie yam fële ci Parcelles à cause de ay problèmes yu am ban jànkat nga am ci loolu. mbër yépp d'accord naa ñu jóge écurie Fass sauf Papa Sow metti na ma trop. donc d'accord ci Papa Sow dem am yëfu boppam. ci ni ñu ko mën a waxee. dama ne Papa Sow moom Fass Papa Sow seul mooy mbër mu juddoo Fass Birahim Ndiaye juddoowul Fass Mbite Ndiaye juddoowul Fass. Papa Kandoob juddoowul Fass yaa ngi dégg Tubaabu Joor juddoowul Fass Mbay Diouf juddoowul Fass Boy Kayre juddoowul Fass Sallo juddoowul Fass Moustapha Guèye moo juddoo Fass ak Mbay Guèye seul Papa Sow ku juddoo Fass di produit Fass baayam bokk ci membre fondateur yi nga xam ni parce que papaam sunu mag la ma koy ñaanal yàlla guddal fanam boobu temps Galdino lañ ko daa wooyee boobu tur xamu leen ko ñoom Fall ñoom Seesmaan ñoom Faga 1 Faga 2 ñooñu ñëpp juddoowuñ Fass mais Papa Sow matière produit Fass la donc Sénégal xuloo mosu fee jëkk xeex mosu fee jóg mais defarekat moo amatul. Papa Sow xale la am ambition di nekk sportif di bëri ay mag jiite ko ay mag uufoon ko mu dem ba génn Fass xaw ma ndax moo génnal boppam wala dañ koo génnee mais loolu est-ce que du fatu mag ñi. mag bu amee problème ak xale est-ce que du mag ñi ñoo waroon a régler loolu. non mag ñi amuñu problème ak xale xam nga yow sa kër sax da nga dem ba am ak sa jabari problème te ay nit a ko sabab jëlal ma jàppal ma yenn la ci bëgguñu nga yenn lu woyof sa ndab lañ bëgg a xam la ca ne teguma toor Papa Sow teguma Fass toor teguma Papa Sow toor teguma Fass toor ñu nekk ca àll ba naa Papa Sow yaa fi man ndaanaan nga beral sa écurie te ba Papa Sow juddoo xamuñu ko ba muy dégg daal yi xamuñu ko parce que Papa Sow li mu bëri dootu ko bëri Papa Sow nekk fin de carrière la ne ñii ma la wax daa xam nga ñii ma la limal ñëpp Fass lañ nekkan jóge fa waaye juddoowuñu Fass man sama te jàpp naa ne man. Papa Sow fin de carrière la ne. mais Papa Sow. en forme lañ ko fekkee. mais en forme ak fin de maanaam lim bëri lim boo gisee wax la ko lim bëree woon dootu ko bëriwaat temps bi mu defan Fass dootu ko def ci benn écurie man na créer écurie parce que xale bu am xam-xam la xale bu yaru la li tax may la joxuma Papa Sow toor dama koo xam joxuma Fass toor dama leen a xam dama xam Fass dañoo fier ci doomi Fass xam Papa Sow bokk na ci mbër yi gën a yaru ci Sénégal. tey bu fekkoon da nga ko bëggoon a régler ñu woo la comme consultant Khadim Ndiaye kaay nga régler ñu suñu problème bii Fass fooy tàmbalee. Fass dama leen a waxoon ne fekk joxuñu Mbaye Guèye orma dootuñu ànd ci seen biir. dañoo ñàkkal xorma ci naka. fokk ñu teral Mbaye Guèye teral maam góor gi Ndiaye teral Faga 2 mi fi des. ci na la nga bëgg a wax foofu. di bëri 50 millions Mbaye Guèye du fanaanoo 100 000 francs te créé écurie Fass am na ci mbër yoo xam ne donnuñu làmb ci bàyyi donnuñu ko ci ndey Mbaye Guèye lañu Mbaye Guèye tax ñu dégg daali. te instant yi mi ngi ci ay jafe-jafe. non nekkul ci jafe-jafe Mbaye du nekk ci jafe-jafe parce que Mbaye dafa bari ay rak man mii sax rakki Mbaye laa. dama ne suma àdduna feek may dund ci àdduna fu ma dajeeg Mbaye Guèye dinaa ko teral ndax danoo bokk sëñ Bamba maa ngi moom ba pare ma xam ni as gor la te jàmbaar la Mbaye Guèye su amul ay milliards ci làmb njaboot a tax. Mbaye Guèye moom écurie Fass Tigre de Fass bi ñu ko waxee dañuy wax Tigre 2 ak Tigre 3
le nom de Tigre de Fass ak le nom des enfants de Dakar jëfi waa Fass Fass bu amee coow Mbaye Guèye tax mu am coow ak Maam Gorgui Ndiaye dama ne mbër nekk écurie Fass Mbaye Guèye conseiller la nga feeku 100 millions Mbaye Guèye fanaanoowul 100 000 fu mu tegee da ngay gis mbër moo xam ni mii yow yaa am combat ñépp ñëw di la xaar entraîneur bi ñëw boog su ñëw nga tëdd sa kër di nelaw ñu di la woo téléphone ngay nelaw boo yeewoo lekk sa pom ñu di la dawalal nga ñëw sol kap bu ci loolu xewutan soo ko def ñu la soor. mais léegi mbër la moo dafa changé tamit. non parce que dafa changé mais nit ñi ñoo changé tegale bu jubbanti boo bañ a mu dam du jub góom soo ko bëggee faj nit ki da ngay yemale mu nekk ci écurie bi ak ñu dàq ko mu génn écurie bi. da ngay def sart yi loolu bu fekkee ni écurie yëpp moom la ñuy def waaye bu ñu demee ba mbër mi commandé la mbër mu dem ba nekk ba dégg daal di feeku 50 millions soxla menacé di ko woo menacé bi départ ñëw kër mbër ma toog ci salle ba mbër may nelaw menacé bi wala entraîneur bi wala ki nga xam ne mooy directeur technique mbër mi même bu feekoo milliard moo war a taal otom dem fekk si ko ñëw toog ba kooku yeewu mu siyaare ko toog añ ak moom naan attaay waxtaan ak moom. parce que mooy patron bi. très bien. dañ koy yàgg laaj chaque fois ku ñu jàkkaarloo ku am xam-xam képp ku ñu jàkkaarloo mooy dañoo bëgg tey képp koo xam ni dangaa bëgg a réussir ci lépp loo nekk moo xam làmb la moo xam musique la lu mu mën a doon mais yow comme làmb moo tax ñuy wax juróomi action juróomi jëf yu mbër bi war a saxoo bu bëggee réussir premièrement. mbër li muy saxoo bu jëkk bi mooy fexe ba xolu ndeyam ak baayam sedd ci moom. ñaareel bi mooy muy teel a tëdd te lu mu lekk na ko ndeyam togg mbaa jabaram mbaa ku mu bokkal ndey ak baay. waaw mu bañ a lekk lu nekk fu nekk. oui bi ci des mooy ñi muy àndal di sàkku xam-xam ak ki koy jox xam-xam na fexe ba seen xol di sedd bi ci des mooy na moytu tooñ mbër dafa war a moytu gaañ. moo xam nit wala mala. noo ko déggee. mooy xam nga mbër dafay wax ne am naa doole dajeeg nit rek ci penc mi ngeen wax ñaari baat nga dóor ko te am na ñoo xam ne boo leen dóoree dootoo dóor ci àddina man dama ne leen man mbër motoon ci làmb daanu ak koo mën a doon ci àddina ak ku la gemb indi la ci àddina. yaa ngi menacé gars yi de. non moi ça fait 50 ans de la lutte man gemb nee naa la gemb naa maa nga 54 combats te maa ngi gembi mbër commencé naa gembi mbër léegi dama la ne man bi may xew ci làmb. di doxal dëgg-dëgg ñii xewuñu nekkuñu fi woon. d'accord léegi ban moo des benn moo des. oui bi ci des mooy fexe ba di lekk lu leew. d'accord très bien leer na léegi dañoo bëgg waroon nañ la laaj su bari ci ñu koy waxatee ci mikaay yi ci gàllaaj yi mais day gudd. bu ñu épuisé temps parce que dañoo ñëw. lu gën a attirer suñu attention mooy ji. presque lu ñu fi gis làmb bariwul wàllu diine lañ gën a gis Salif Keita musicien la Youssou Ndour Macky Sall alors sa musée bi foofu mu woon ñëpp. non mais làmb. ñëw la moom. kii Gaston Mbengue la ak Momar Ndiaye président écurie Fass. waaw. kii man la fii maa ngi stade Demba Diop di reporter. boobu man rek ban combat la woon. kii combat wu Mouhamed Ali la ak Manga. maa ngi sol blouson boobu jamono damay entraîner su may ñëw stade dañ may jaawaleeg mbër parce que damay sol blouson sol dàll yu ñuy wax Reebok boobu jamono. waaw Reebok waaw yàgg na leen rafet looloon sol waaw. waaw léegi fas da ngay def ci fas tamit. waaw fas yaa ngi nii. yi fas yi nga gis nii. waaw kii moo ma gënal 4x4 buy jar 100 millions. waaw kii moo ma gënal 4x4 buy jar 100 millions. fas bi ñaata la doon jar tey. kii jamonoom bu. boo ko doon gam-gam lay tey 30 000 francs mais bu deen tey mën na jar 3 millions 4 millions 5 millions. kon pare nga pour def 5 millions ci fas. non bu ma ko amoon su ma yàlla mayoon xaalis tey boo ko yoroon tey. su ma yoroon xaalis tey. mën naa def ci fas 100 millions. parce que fi may wax ak yow ni kër gu ma dëkk. moom ko fu may fanaan foog fas fanaan ma di ko dégg muy wax. fas tamit sa passion la comme. non fas rek laa bëgg ci àddina ak xar ndax lu ma am xara ma ko jox. bii tamit grand bu bi yàgg na de. waaw kii. Serigne Mbacke soxna loola. man maa taxaw nii. waaw kii Alaaji As Mbaay soxna Kiné Mbàkke moom Serigne Saaliwu moom Serigne Abdoulaat. moo amoon moo muccoon. jarbaatu nijaay As Mbaay Alaaji Idi Thiam. suur ba ñuy tudd taawam ak Idi. la sëñ Mbàkke soxna loo moo jóge woon Taïf ñëw ndax soxna Kiné mbokka ma.
bés boobu maa nekkan modérateur bi. waaw yaa yoroon kii bi. lii premier combat bi Serigne Modou Niang njëkk a tëgg ci àddina yor ñeent fukki junni. ma fay 50 000 Pape Faye fay simel 50 000 1985. ñeent fukki junni mooy 200 000. waaw kii suma jigéen la moo ñu may ñaari sabadoor keroog. ñu décoré mbër yi kii Seynabou Thiam la tudde naa ko doom boo xam ne mu ngi def terminal. macha allah. waaw ak kii Fatou Guewel. waaw yàgg na de. waaw kii. ndeysaan Fatou Guewel. kii bokk naa ci. ñi créé groupe Sopp No Rey na groupe am. maa ko encadré 16 ans ba mu dégg daal yi. waaw mais yow Khadim Samb yaa ngi fépp. man homme de culture laa. homme de culture. waaw donc man dama promoteur man homme de culture laa. kii c'était en 1993 à Mbaba Garage dëkku Assane Diagne. man ak suma xarit Ousmane Tanor noo nekk nii. sigil lañ ko ndigaale. kii ay sigil sa wàll kii c'était en 1994 créé bi ñuy ubbi groupe Sud Communication dajale ñetti chef d'état président Diouf. ak Wulu Taaya. waaw ak président Mali à l'époque. Voilà. moom kii man la ak Salif Keita. Salif Keita. musicien waaw mi ngi nii aussi nga koy interviewé. ma koy interviewé. fii bii ban combat la woon kii kan la. kii Salloo la combat Salloo. keroog bi mu daanee Maam Njambaan. combat bi keroog la ñu di ma décorer nii. 2STV la woon. non boobu RTS bi nekk si ko. logo 2S. waaw peut-être boobu jamono. logo yi mën naa am interview yi de. borom Taïf. waaw kooku Serigne Mbacke soxna loo kooku mooy suma Serigne. macha allah kii suma xarit la. Souleymane Ndéné Ndiaye. Souleymane Ndéné Ndiaye. waaw. mon vieux vraiment ici c'est un musée hein. kii nag mooy sama yaay. kii moo ma jox 1969 ñaar téeméer ma ñëw Ndakaaru. jigéen ji moo liggéey bu rëy bi moo tax jigéen ji moo jur Bousse bu nekk international dans le monde entier xam ma. dibiteri Khadim. waaw lii mooy suma métier ci àddina. yàpp waaw jaay yàpp mooy suma métier ma nekk tey bokk ci ñi gën a maîtriser télé ak rajo ci biir àddina bi. jigéen ji moo jur ki jëkk a ñëw Times Square ci Amérique def fa caxabal émission làmb. waaw yaa doon def caxabal jamono boo succès. africain yëpp génn ma daje leen ci salle fay ci salle bi 1,5 million pour 3 heures de temps ak suma xarit Dame Babou. jigéen ji moo def loolu. donc en tout cas. diplôme bi moom laa jëkk a am ci course ci àddina. course fas. waaw course fas suma mag suma xarit Cheikh Tidiane Niang moo ma ko ouvrir. lii fii lii moom. waaw kii nag man ak suma xarit la. waaw gardien de la constitution kii laay war a delloo njukkal la dimanche. waaw il faut nga laalal ñu tuuti sax ci combat bi. kee man la ak Pape Bouba Diop keroog bi ñuy dem. footballeur di football yi coupe du monde. 2002. waaw maag Pape Bouba Diop dama ko ne keroog bu fekkee bali benn lay doon yaa koy dugal bu dee ñaar di nga bokk ci ñuy dugal. te noonu la demee. non benn la mu dugal ko. mi ngi nii maa ngi nii bés baa ngi nii di nga xool ñoom Henri Camara ñu ci des. léegi gis nañ aussi. kii waaw. c'était à 93 bi ñuy ubbi police port maa nekkoon modérateur ba. boobu Djibo Ka mooy ministre de l'intérieur. ndeysaan. kii man ak kii foofu laay mujjee. kële man ak président Jammeh la. Yaya Jammeh c'était à 2000 bi ñu tubboo Tyson ak Mor Fadam man ak suma mag Babacar Diagne actuel président directeur général Sénéra. ñoo defoon liggéey boobu. écurie Boul Falé gis naa ko tamit. écurie Arena écurie Boul Falé. non kii c'était à 93 non kii 2001 la bi ñuy inauguré Sud FM Gambie. d'accord dañu invité woon Tyson. invitation bi ñu ko invité bi ñuy inauguré Sud FM Gambie looloo tax Sud FM Gambie bi ñu koy inauguré invitation ba Tyson ñëw indi fa drainer fa énormément population moo tax président Jammeh dafa bëgg ñu indil ko Tyson. man maa téye loxo Tyson ak Mor Fadam maa ne Jammeh ne ndaw maa ne Jammeh ne wàdd. ok. kii Youssou Ndour la. Youssou Ndour waaw mi ngi ne waaw photo bii tegante boobu. waaw photo moom day ñëw fii Youssou Ndour wala. Youssou def na ak man 25 ans ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne bu lekkee dibi guddi sama dibi teel la ko lekk. fii nii waaw premier morceau Miami ba 89 fii lay maa koy jox yàpp. donc yow fii mu nekk dibiteri bi ku ne dugg na fii. fii amul ku fi duggul homme politique boo gis dugg na fii. dégg naa sa proximité aussi ak Idrissa Seck. ah oui banque bii ci la doon toog fii la doon toog. fii la
fii lay dinaa leen bu génnee dinaa leen woon banque bi mu daa toog. waaw gis nga kii Samba Jabari Samb. soo bàyyi léegi anamu tey Idrissa Seck sa diggante ak moom. loolu après. incha allah boo fa jógee nga gis xool nga kii. Jomansi. Jomansi. waaw yaa gën a. xoolal fële. kële kan la. dafa sori day mel ni Mamadou Niang wala. waaw benn footballeur Mamadou Niang woy mooy bi ñuy dem. ci entre bi ñuy dem. bi ngeen di dem donc nag li ci des nag mooy lii nag mooy suma yaakaar yi àddina ak àllaaxira gis nga kii. waaw sëñ Saliou Mbacké. Cheikh Saliou lii bésu tabaski la. waaw xool nga. sëñ Baara. lii maag sëñ Baara. waaw xool ma nag lii Serigne Saliou. sëñ Mountaga. sëñ Mourtala. lii xool nga fii man ak Serigne Saliou. ndeysaan. xool nga fee man ak Serigne Mourtala. gis nga fii man ak sëñ Moustapha Saliou. gis nga fii man ak sëñ Mourtala. gis nga fii man ak Cheikh Saliou. gis nga fii man ak Cheikh Saliou maanaam li indi jotaay bii rafet. macha allah. bu kori masaa jot wala tabaski. bu ñu demee parce que man maay premier rajo privé man direct laay def julli kori wala tabaski. bu ñu demee man maa xam ni ñuy waxee ak doomi sëñ Bamba. maay wax gars yi yéen ñëpp na ngeen sumi seen dal teraam ku nuyoon a sujjóot te woyofal loxoom man maay wax ak sëñ bi ndax sëñ bi doo ko waxee nasaraan man maay wax ak moom te du ma wax ak moom i tubaab. kenn ku nekk tubaab du ci dugg kenn ku ci nekk ma ne ko kii mi ngi nekk ci waxukaay gu tudd nangam. ah doo wax rajo. déedéet damay wax waxukaay gi laay wax wala jottaliukaay gi nii la ko defee moom dafa jotal ñëpp jotandoo ci wala ginnaaw tàkkusaan lay jotal ñëpp mën koo déglu yooyu laay wax ak moom buñ paree mu jëkkati xaalis jox nu ñaanal nu jox nu añ jox nu reer jox nu ndékki. wanoon naa la fële. waaw kii moom a jëkk a fay ñeent fukki dërëm ci àddina ci jaay dibi. Ahmed Fall dollar. yàgg na. ñeent fukk mooy 200 francs. 200 francs par jour en 1970 71. il m'a remis 200 francs. ngay soog a tàmbali boobu. waaw. donc. extraordinaire en tout cas c'est un musée qui naar la. ah oui shérif la shérif kii ab shérif lay. waaw kii Chérif Abdou Aïdara. ok. yàlla dafa ma mosam baaxee ma tëdd guddi rek gént gis ko ma xëy dem Thiès ànd ak suma frère suma rak. kii photo bii Serigne Madju Ndiaye la ak sëñ Thierno Diouf Lambaye kere bi ñu ubbi jumaa yi Lambaye. Cheikh Mourtala moo jiite si jumaa yi Lambaye Serigne Madju Serigne Mbaye Cargaana ko meññ. Serigne Thier sëñ Aliou Koumba Naar ñu wax Aliou Diouf Lambaye ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk. sëñ Bamba def na ci yow dara. kere bi ñu ubbi jumaa yi Lambaye ji kii man ak Serigne sa xool kii man ak Serigne Saliou la. ngi nii ba tey fii. enfin. waaw lii moom c'est un vrai musée. waay donc dañuy soxna si Modeste. waaw kooku. mi ngi tudd Ngone Guèye. Ngone Guèye. doomi ajartu Aram Diène. waaw Aram Diène ancien député. waaw kii suma jigéen la woon kon ku ma bokkal ndeeg paay. ndeysaan. ñu koy wax Ngone Guèye may ñaan yàlla yokku leeram barsàq. macha allah. léegi seen mooy sama premier may def 18 ans de média di ko feete. 18 ans. waaw loolu 18 ans de média la maa ci boole woon. Ousmane Diop moo bëri woon grand combat bi ak ku ñuy wax Sakajoor numéro 2 Eumeu Sène senior bii di bëre tey drapeau président Macky Sall trophée président Macky Sall moo bëri woon deuxième combat ba ak benn xelelu mànga